ziaraat mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyu di leen wax ne tey dañ déplacé wu ñëw fii ci Kër Massar cité Mame Dior ñëw seet si un très grand champion waaw waa di mën li muy def mbër mu mën li muy def macha allah moom la ñu ñëw seet si. commencé na nag yàgg ci làmb yi waaw Kër Massar Alaaji Paate fi lañ ñëw seet si kii di Adidas bu Kër Massar moom lañ bëgg a siqal waxtaan tey sama gars yi ñu jublu ci rek benn yoon Adidas nuyu naa la. oui maa ngi lay ziar di la bëggee xam nga di la wax ne nam naa la trop maa ngi gën ñu gisee xam nga yow moom xam nga sama genn wàll nga sama gain nga quoi sama carrière xam nga waaw su dee nga ma ci lu bëri franchement ndax xam nga fu ma gis fu nekk dama lay gis te yaa dinañ du tey quoi franchement moo tax lii nii boo defee du gulet waaw boo dérangé woon ñëw ba Alaaji Paate seet si ma du nekk gulet si man quoi franchement waaw parce que man wax dëgg yàlla ku ma xam-xam ne maa ngi si làmb xam nga yàgg naa si maa ngi góorgóorlu xam nga xale laa xam nga mais nag ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di nuyu waa Alaaji Paate xam nga Sotra Grand Médine xam nga li ma la cité Mame Dior aussi xam nga waa Jaxaay école Liberté Serigne Ndiaye ma nekk tamit maa ngi bëggee ñëpp di leen ziar xam nga waaw di bëggee sama gars yi quoi di bëggee sama grand Maxime Barga numéro 2 xam nga sama nijaay Matar sama ñoom yaay xam nga sama waa gars yi bàyyi ma kenn rawatina ñi nga xamante ne damay nekk ak ñoom everyday muy sama mbokku mbër yi nga xamante ne ñoom laa nekkal muy ku mel ni Zoro xam nga ku mel ni Serigne Ndiaye ku mel ni Baye Cheikh xamali ma la waaw ñooñu noonu awma seen fay parce que ay nit lañ yoo xamante ne tey xam nga fu mu mën di nekk fu ne ñoom ñu mooy su ni taxawuma bu neexee ñoom lay gis bu naxaree ñoom lay gis comme ñooñu mënuma leen a fàtte quoi franchement waaw ñëw nga nag sama temps quoi muy Alaaji Paate noonu la fa demee dama ñëw fekk si la sa temps ñëw sa quartier Kër Massar Alaaji Paate fekk si la mais aussi Adidas jàpp naa ne sama waxtaan ak yow xajul sax si une heure de temps waaw loolu dëgg parce que sa carrière dama la suivre depuis des années depuis 2009 2010 waaw yàgg na bokk nga ci mbër yi njëkk a bëree arène Kër Massar gars yi amoon yaakaar ne mbër mi war na mën a téye làmb ji mais ba tey gars yi li la war a xamee wuñ la ko est-ce que mën nga dem si waat ci loolu waaw loolu dëgg la parce que loolu boo ko waxee man dinaa ko gëm aussi parce que ñun dañu nekk ay ndaw fekk suñuy grand ñu bëre ñu ñoo nekk xale nekk benn jeune boo xamante ne ñoo nekkoon rax suñuy grand rampe loolu mën naa ne sama grand sax loolu moo teel a noppal wax barki yàlla parce que dañu ñëw fekk si ay génération affronté leen bëre leen xam nga jàpp di daan yàlla dogal ñu génn ñu arène ñu am suñu première sortie yàlla dogal xam nga ñu am ci defet mais après dañu génnaat ak ñeenti sorties yoo xamante ne yëpp yàlla dañu ci defal ndam. non arène bi dañ ci ñëw après. waaw instant bi affaire bi étape par étape. dëgg la doo ñëw rek xuus ñu dem ci arène bi boobu dañuy déglu lu bari. dëgg la dañuy dellu si waat ci mbapat. dëgg la déjà Adidas tur bi fan la jógee benn marque wala je ne sais pas. waaw loolu noonu dëgg la laaj moom lu am importance parce que ñu si bëri marque bi rek la ñuy gis. waaw dëgg la marque la mais Adidas bi moo ngi nekk ñun man damay dem géej quoi. voilà à part lamb damay dem géej damay napp. mais suñu gaal nga xamante ne si lay dem géej nga xamante ne entreprise la lu nekk 100 nangam personnes ñu ngi ci di liggéey. waaw fi laa tourné quoi waaw gaal boobu moo tudd moom la ñuy woowee daas ñooy waa daas gaal boobu la ñuy woowee waa Adidas léegi nag damay dem bay dugg si làmb xam nga loolu noonu ma jël man pourquoi pas ma jël suñu tur waa gaal xam nga ne ma est-ce que fi laa jël tur boobu noonu apporté ko xam nga ne ma est-ce que tuddee suñu boobu daas en plus tamit mu ngi ñëwee si man par gént waaw làmb ñu ñëwee si man léegi lépp moo tax bu ma ñëwee pour bëre nekk loo xamante ne dama nekk di làmb tur feneen dama jël tur boobu rek wala ko ànd ak moom dem waaw. loolooy Adidas bi. loolu mooy Adidas bi waaw. waaw xam nga dèjà su ma la laaj woon dèjà man xaw ma lu war a Adidas bi mais aussi ñi la xam aussi jàpp naa ne bëri na ci ñoo xam ne xamuñu Adidas bi fu mu jógee mais sant bi leeral na ko. leeral naa ko bu baax a baax a baax yàlla xam na ne noonu la demee waaw. Adidas ban année nga dalay takk ngemb di bëre ban année nga commencé mbapat. année bi ma takk ngemb mu ngi nekk ay lan ay 2000 surtout ay 2009 xam nga. 2009 waaw 2009. mais 2010 2010 nga bëri arène wala 2011. non ay 2010 waaw 2010 laa bëri. 2010 nga bëri arène mais ban année nga commencé takk ngemb di mbapat. yàgg na wax dëgg yàlla fàttaliku ma ko année bi exact fàttaliku ma ko quoi yàlla xam na loolu. mais ça remonte à peu près ñaata at nga mbapat ci li nga jàpp. man presque mbapat naa ay 85 ans. waaw parce que dama teel a bëri rek dama teel a bëri quoi parce que bi may bëri fekk ma fi sama génération maanaam ñoo xamante ne ay morom lañ may bëri ndoog ñoom non non ki ma fàttaliku koo xamante ne man ak moom bëree ndoon nañ fii nii sama sax fii nii
moo ngi mel ne ku si mel ni ay ñoom Wuteng moom ndeysaan gars yi na lamb léegi. xam nga li ma lay si Wuteng bi nekkoon ci Arena Tour bi. waaw bi nekkoon si Arena Tour bi ay ñoom Jokel ñi ma xamante ne ñoo nekkoon sama génération sama morom ñu ma war a mën a bëree loolu fii nii. waaw ñooñu noonu laa bàyyi xel ne mbapat noonu laa ñoom fii nii quoi waaw ay ñoom même Zoro mi Zoro mi tamit mbapat noonu rek mais yàlla dogal na moom bëriwuñu. bëriwuñu quoi parce que bokkuñu woon yoon. waaw moom danaan jaar ni ma jaar na ne waaw. ku si mel ne Serigne Ndiaye moom aussi moment boobu fekk na ko muy mbapat xam nga mais mag ñoom bokkuñu woon yoon quoi parce que man maa ngi nekkoon si diggante Kër Massar xam nga ay Daara Diouf bi ale bon bi nii yaa ma gën a xam. maa fi nekkoon di bëri mais fii nii yàlla dogal na mosuma fee daanu mbapat. mbapat nga fi ba dem ci arène bi mosoo daanu. mosuma fee daanu mbapat lu ma fi mës a bokk ak samay morom jël naa ko yóbbu ko sama gaale ba ni may génnee dem naa fi ay ngaay meex ay pire xam nga li ma la est-ce que ay Joal fu ne dugg naa ko mbapat. waaw même booy bool bëri nañu mbapat xam na li may wax bu baax bu seetaanee lii dina xam ne dina wax. booy bool bu olympique bu Ngor. booy bool bu olympique de Ngor waaw. bëri ngeen mbapat. bëri nañu mbapat 3 fois defe nañ ko si làmb mooy mbapat. waaw mais Kër Massar fii gars yi ñu xamee ràññee leen xanaa kay dooma ne xam naa mbapat gars yi koñ ak koñ dañu daan bëri ay combat derby nga daan gis. kii day dëkk fii benn mbedd wala ñaari mbedd mooy dox sa diggante ak mbër mi ngay toj fii kenn toj fee ñu ne nañ leen boole. mais xanaa ne dooma ne Kër Massar fii mbëri fi nekk amul kenn ko ci bëggante mbapat wala da nga bëgg a rafetal. Kër Massar fii nii si am na mbër yoo xamante ne bëggante nañ fi mbapat mais instant bi ñu toll nii yàlla dafa dogal ñu bokkaat xam nga secteur bi xam nga bokkaat parcours xam nga am na yoo xamante ne doo ko mën di teg mais yàlla xam na ne bokkandoon nañu mbapat fii nii parce que sama mbapat mi ngi njëkk a bëre récemment Aldo moo ko tëgg ak sama grand. Aldo Diop. Aldo mel ne la sant Aldo Jaraaf. moo fi bu njëkk a moo tëgg mbapat mi ngi njëkk a bëre moom moo ko tëgg moom sama grand ma bokkal day bàyyi. Aldo président ci di Kër Massar Mbooloo. waaw moo ko njëkk a tëgg ak Maxime Mbargane lamb yooyu ñoom ñoo ko tëgg ñoom ñaar man maa bëree ba final. waaw final bu méttee sax man ko bëree Mama Lamine laa kii laa finalul. Mama Lamine bu lan sax. non bokk la Mama Lamine bu lam sax beneen Mama Lamine bi séeréer la bokk la bu lam sax bi quoi mais lamb ju métti te neex waaw. ngeen bëri lu rëy. bëri nañ lu rëy presque ñoo ngi bëree 2 heures de temps xam nga 3 heures de temps. finalement. waaw lamb def mujjee nii Aldo séddale nañu xaalis bi xaj ceeb bi si digg bi. ceeb saaku ceeb la woon mu xaj ko si digg bi 30 000 yi mu jox ma 15 000 jox ko 15 000. tournoi la woon wala combat noonu. tournoi. ok ngeen bëri di daan ba dem final. ba dem final ñun ñaar. ngeen bëggante final. waaw lamb ju méttee lamb yooyu récemment bu ma si jugee sax moom c'est le lendemain ñëw na seet si ma parce que nee na ma bon bi mu commencé mbapat ba léegi mosul daje ku mel ni man. te yàlla xam na ne moment boobu moo ma njëkk a bëre te man dama doon door a génn pour bëre jour boobu laa njëkk a takk ngeen pour bëre. ngeen bëri ba combat bi yéem nit ñi ñu ne combat bi nañ ko tas. ku ci nekk ñu jox la moitié. parce que ñaari mbër yi moo loolu. dëgg la même Aldo sax après xam nga lu mu wax. daf ne day tëgg grand combat. bu tëggee grand combat ñun dinañ ko bëreel spécial bi. parce que lamb ji nekk na lamb yoo xamante ne dañ kaa war a leeralaat ci kanam. mais yàlla finalement après ngeen nekk ay gain. waaw finalement ñu nekk ay gain mais nag bi ma delloo man dama nekkaat nag di tàggatu après si la nekk mbuur di bërentu dugg si lamb yi topp sama morom yi di bëre mais bi ma ñibbisee nag yàlla dugal ma ëpp ko doole xam nga ba bi ma ñëwee sax récemment bëriwuñu ma ak moom spécial boobu ñu ma jox man ak nees bu kii nu mu tuddati nees bu Tivaouane Peulh rek récemment nees bu Tivaouane Peulh xam nga ko nees boobu waaw tamit doon ànd ak ñoom segg ak ñooñu noonu waaw moom lañ ma boole bi ma ñibbisee bi ma ñëwee moom mu sut moom ëpp waaw mais waaw donc bi ma ñëwee nag yàlla dafa dogal combat boobu sax yàggul parce que combat boobu amul 2 minutes. non nu mu demee. amul 2 minutes at bi dafa sifflé ma dox si kawam mu jàpp ne damay xeexal moom ma daw jël ko mu rasu ma takk ndigg li prise ko teewul ba sees bàyyi ko fa parce que yàggul combat bi parce que bu ñëwee am naa doole te dama fekkoon may compétir ci mbapat yi bu baax a baax. ngeen bëri nga daal. waaw. kon daal sa parcours mbapat daal amul kenn ku sañ a taxaw Kër Massar ne daan naa Adidas. mu ko si àdduna barke Seydina Mohamed xam nga lii day wër àdduna. mbapat fii Kër Massar. Daara Cubbo. Ñaakurat. Buun. Yëmbal amul ku sañ a taxaw ne daan na Adidas mbapat. billaahi wallaahi wa taalaahi. waaw loolu moom. ma si sant yàlla quoi parce que loolu xëy na du man yàlla la quoi. d'accord xam naa dañuy avancer dugg ci arène bi parce que mu ëpp importance li nga def. nga mbapat durant des années. gars yi ne mbër maa ngi. nga dugg ci arène bi. man su ma juumoon c'était en 2009 ou 2010. je m'en souviens très bien c'est le premier combat arène sa diggante ak Farba bu Pikine Mbooloo. waaw je m'en souviens très bien. waaw c'est vrai leer nañ Farba la dëgg la waaw loolu noonu dëgg la parce que bon
xam nga làmb dafa tar dafa metti metti na méttiwaay boo xamante ne boo nekkee si biti li ngay gis ak li nekk si biir bokkul daal bien. dafa ute. dafa ute. am na réalité boo xam ne ci biir géew bi lay xew. noonu la demee nag si biir la nekk quoi mais man moment boobu noonu may dem si làmb ja maa ngi sama fugu maa ngi sama doole maa ngi sama mën a bëre mais làmb dafa sew quoi. waaw mais pareil moom tamit booy Farba tamit bi muy ñëw moom tamit mu ngi ak foot de jeunesse am doole am bëre ñu boole ñaari mbër yoo xam ne dañoo toj mbapati. noonu la demee ñu boole ñu xam nga làmb jooju sax gis nga ni mu demee xam nga làmb jooju sax mën naa ne jumte xale ak jeunesse xam nga parce que làmb ji bu ma ñëwee Farba dama ko duma c'est nga làmb ji. yow da ngeen a xeex. dama xeex ak moom dugal ko ku duma ko Farba daw ma topp ko boo seetaanee làmb ji dama ko topp dama ko dóor topp ko ba mu daw ba teg tànkam ci saako yi xam nga li ma la est-ce que. bi may nit arrêté si la daw jël ma après si la ma ñaan ñu arrière après si la ma kalu biti caxabalu biti ma topp. maa ngi koy rappelé bu baax a baax parce que làmb jooju xeex maanaam topp xeex moo ma ñàkk loolu xam nga làmb booy doon ñëw arrêté noonu lay demee souvent boo toppee xeex mu neex da ngay juum te làmb nekkul ne xeex kese na waaw. da nga ñëwoon indi benn foot de jeunesse jàpp ne waa ji dama koy duma daan ko sama premier combat arène. dama koy signé ak victoire bu leer nañu nga dem indi benn foot de jeunesse foot boobu moom moo la trompé. nga jëlee défaite ci combat boobu. waaw noonu la demee ma jëlee ci défaite mais après tamit daf ma yee parce que bi ma ñibbisee aussi samay mag ak magu làmb yi nga xamante ne nekk naa ñoom ñëpp xamal nañ ma ne làmb ji du xeex kese. làmb dafa am bëree làmb da ngay teg premier pas bu ñu la wuyoo si lii nga def leneen xam nga li ma tax. après nag par la suite bi ma ñëwee toogaat nekkaat sama ruq di liggéey nekk ak sama grand ànd ak sama gars yi aussi si mel ni ñoom Zoro ñoom Serigne Ndiaye ñi nii ay ñoom Baye Seck xam nga li ma tax. gën a nekk ak ñoom gën a liggéey ak ñoom après affaire dafa mujjee leer parce que bi ma ñëwaatee ñëpp gis nañ mu leer parce que damaa ñëw wanewaat beneen xar kanam. sa deuxième combat bi c'était pas au stade Ndiarème. waaw stade Ndiarème la. waaw léegi sa premier combat bi c'était au stade Iba Mar Diop. waaw est-ce que yaa ngi fàttaliku ku bëri woon grand combat bi. ban si. sa premier combat sa diggante ak Farba. sama diggante ak Farba Sa Thiès kii la Sa Thiès Boy Ngaye Sa Thiès Boy Ngaye la. Boy Ngaye Sa Thiès. Boy Ngaye Sa Thiès nga xam ne. d'accord léegi nga jóge fa. am sa deuxième combat au stade Ndiarème. nga bëri ak kan. stade Ndiarème maa ngi ko bëri Mor mais grand combat boobu wax dëgg yàlla fàtte naa ko maa ngi ko bëri Mor. waaw Mor bu fan ba nekk nii. Mor moo ngi nekk yëmbal la nekk quoi. ok nga bëri moom jàpp ko daan. waaw jàpp mën nga dellu si waat ci déroulement combat boobu. déroulement combat boobu mooy comme dañu taxaw at bi sirle moom moo ñëwoon nag pour bagarre combat boobu noonu waaw dafa jug ma daw juwaat la moom. waaw daw jël tànkam mu jàpp ne damay bëri si tànk ma ba tax lu ko wër ko doomu xam nga li ma la mais par la suite jotuma ko dóor parce que damaa xàcc mu teg mbagg bi combat bi jeex noonu la demee. combat bi fa la yem boobu sa deuxième combat dans la